Qui la faute sur la radio Dakar International tey nag ñëwaat nañ fi dalal suñu jeunes yi nga xam ni ñu ngi jógee fii si zone de captage ñu nuyuwaale waa zone de captage yëpp aussi tey nag ñu ngi fas yéene waxtaanee benn thème bu am solo mooy le comportement des jeunes filles vis-à-vis ak ñu ñuy dundee léegi par rapport au comportement d'avant tey nag maa ngi lay nuyu sëñ bi. waaw maa ngi lay fay. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. naka sedd bi. tur bi naka la. Pape Mass tey thème bi ñu indi woon muy le comportement des jeunes filles ma la doon laaj tey loolu lan moo si sa xalaat lan moo waral xale yu jigéen léegi seen comportement gis nga si avancement ou bien gis nga si loo xamante ni am na ay inconvénients. léegi li ma si gis ay inconvénients rek laa si gis quoi. léegi jamono ji bi léegi moo changé mais parfois boo gisee nit ñi xale yu jigéen ñi léegi seen comportement léegi dafa jéggi dara daal. ci comportement xale yu jigéen ñi léegi jeune bi di nga gis xale jigéen ñoo xamante ni mooy loolu quoi seen comportement envers ci digg ci mbedd mi genre yooyu noonu. Pape Mass ba tey waxagoo ñu leer de lu xew xanaa sedd bee la jàpp bopp yëngatul tuuti wax ak man xale yu jigéen seen comportement léegi quoi loolu rek nga nekk di wax jusqu'à présent léegi dama bëgg nga détaillal ma il faut nga développer aussi wax xale yu jigéen ñi par exemple seen solu ma jox la benn exemple gis nga léegi vis-à-vis ak suñu nu ñuy soloo nu ñuy doxee ak nu ñuy waxee ak suñuy parents loolu noonu est-ce que gis nga si yar ak teggin. non loolu actuellement nii gisuma si yar ak teggin quoi ndax parfois di nga romb benn xale bu jigéen solo na lu sexy loo xamante ni ba kilifa yi benn kilifa day romb sax mais xoolal kii lu mu sol lii c'est pas normal xanaa kii ba muy génn këram papaam ak yaayam gisuñu ko. oui comme léegi xale jigéen ñi daal dañ jël solo mi def ko foo xamante ni moo fa yeggul quoi ko par rapport ak à l'époque boo gisee nit ñu njëkk ya ñu daan solo dañuy yar seen doom yi bu ñu musaan wax seen doom yi toog nañ fii dañuy toog est-ce que yaa ngi comprendre mais léegi par rapport ak léegi jamono bi mujjub jamono bi yaa gis xale bu fi sol su fees xaw ma lañ koy wax noonu boole ko bon. léegi loolu yow pour yow ñoom fan lañ ko imiter parce que sa parent bu ñëwee dem abonné la canal tegal la nga jàpp say chaîne yu neex ay chaîne novelas yaa ngi fi chaîne américaine yaa ngi fi mais de ce fait ngay xool ñoom ni ñuy solo ak seen comportement da nga yaakaar loolu moo nekk réalité est-ce que parents yi tamit amuñu si faute. parents yi tamit benn côté am nañu ci faute ndax boo abonné boo jëlee canal abonné ko sa doom abonné ko sa doom ñu gis ay seetaan ay Kim Kardashian lañ koy wax. Kim Kardashian jël ay traces di ko seetaan clip yi yenn clip yoo xamante ni Rihanna da koy def ay genre yooyu noonu quoi ñoom tamit dañ ciy basé wu xool ni kii lu mu sol nii rafet na faaw ñu dem marché jëm lijjanti fexe ko lijjanti pour kii ko quoi. jënd wala parents yi dañu jox ñu jëndi ko. xaalis bi non parents yi la plupart duñ jox seen doom bu ñu leen joxee pour ñu dem jënd bu ñu leen joxe xaalis pour ñu dem jënd si yére yu baax la du jël ay surface ak yooyu noonu pour jënd ko pour sol ko parents yi ñoom dañ koy jëkk a bañ. léegi kon est-ce que parent bi warul dem mu dem jënd tissu bi ñëw jox ko doomam wala mu jënd ko ànd ak doomam ba si tailleur bi xool ñaw bu correct mu sol ko. oui loolu moo yoon sax. parent dafa war a jël tissu normal dem yóbbu ko si tailleur ne ko ñawal ko mu ñëw lu jot mu sol ko. d'accord yow nga am nga nii si yow sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. yaa ngi si jàmm. ça va tur bi naka la. man maa ngi tudd Wërsëg Jaxate. Wërsëg. waaw tur bu bizarre la turu naar la mais ñoo ngi may ñu bëre ñoo ngi ma xamee si Prince. Prince mooy sama surnom waaw. waaw yow da ngaa Prince sax instant bi. non bàyyi tooñ. ok léegi yow doo xalaat si thème bi puisque gis nga tur bi naka la sax. Mass gis nga Mass li mu wax. est-ce que yow dañ siy ànd ak moom. waaw dinaa appuyer si Mass li mu wax bu baax parce que bu ñuy ñëw di wax comportement des jeunes filles. lépp bu ñu fi nekkee di wax seen cause yëpp fii la ñuy jóge parce que tey habillement de bu ñuy wax comportement des jeunes filles du habillement kese bëri na suñu ñëwee si habillement man je me dis que gars yi ñi les jeunes filles lu bokk ñoom dañuy copier waaw copier si occidentaux yi moo ñu sonal parce que ñoom ñu nag ñoom bokkuñu culture du genre ñoom dañoo am seen ay culture ñun ñu am suñu culture te ñun tamit dañoo am loo xam ne suñu maam yi bàyyi nañu ko fi waaw autant pour moi am na suñu maam yi lu ñu fi bàyyi kon war nañ leen mën a roy ba ñu copier si occidentaux yi ñoom su ma jógee si affaire comportement bi damay ñëw si réseaux sociaux yi waaw bu ñu waxee tamit mun nañ ne réseaux sociaux yi tamit nekk na benn fléau boo xam ne entraîné jeune fille ci comportement yi ñuy dund léegi parce que soo xoolee nit da ngay xëy suba ba ngoon temps bi ngay war a jàng wala temps bi nga xamante ne moom nga war a toog sa parent di waxtaan ak yow
léegi kenn waxtaanatul. léegi ana parents on se dit la vérité. ana parents yi boobu. waaw parents yi ñoo ngi parents yi xam nga tamit par exemple ñoom ñoo ngi si biir kër gi man du ma leen jox fautif bi yëpp du ma jox fautif bi yëpp parents yi parce que lu tax du ma leen jox fautif bi yëpp ñoom ñoo ngi def lépp lu ñu mun mais société bi mooy yàq. sa doom mun nga ko defar ba mu baax éduquer ko du genre mettre ko en bonne condition foog ne lépp yow li la war yaa ngi koy def alors que bu génnee mbedd bi mun na ko yàq. donc yéen cela veut dire que ni parents yi ñoom ñi ngi yàq. mais ñun ñoo tegootul si yoon. ñun ñoo tegootul si yoon. léegi loolu lu tax. loolu lu tax mooy li ma la wax léegi rek mooy li ma appuyé sama kii lu mu doon wax léegi. mooy comportement mun naa wax tamit du genre comme réseaux sociaux yu ma souligné woon sànq. bokk na ci ay facteurs. léegi chaque jour mun naa tamit wax tamit ne par exemple la télévision aussi parce que ñu conseil la vérité ñun dañu ñeme copier te dañuy copier ba raw sax loo xam ne ñoom ñi ko créé sax ñoom duñ ko def. c'est vrai waaw léegi ñu ngi remercier bu baax ñu passe micro bi suñu gaañ bi toog fii sant bi ziar naa la bu baax. yaa àjjuma li yëpp kontaan naa si yow de sa zone baax na. gis nga te di ko xeeb. tur bi naka la. maa ngi tudd Papa jóge ba Guédiawaye bokk ci émission bi. Papa Bari ñoo ngi lay dalal bu baax a baax. di la wax bienvenue loo xalaat si thème bi ak gars yi lu ñu wax nii Weuzeuk ak Mass lu ñu souligné ndax tu es avec eux bien. Mass moom saa yi yàlla moom doy na parce que yaakaar naa xale jigéen lu ñu mel. c'est à cause de xale góor yi. parce que xale bu jigéen bu sol tay baase bu romb la dugg marché xale bu góor bi moo desee dégg yow doxaan la ànd ak yow bis boo ko seetee nag solaat sa tay baase boobu benn copain moo koy gis ne ko sa waay man dégage yi nga dal moom doxul ak jamono demee nii mais li bëgg a dugg ñoom ñoo jël seen i poos di la jëndal yooyu noonu nga di ko sol parce que loolu moo leen di bëgg loolu ñoom yi naan xale yi góor xale yi dañoo war a sol ay tay baase dañoo war a sol nangam du leen ci fekk duñ sax xool ku sol tay baase. mbaa kon ñoom it seen copine soluñu tay baase de ñii xanaa gisoo leen. borom bopp yi la ñuy wër. borom bopp ak borom sa fees yi bon loolu moom baa ko xaw ma. baa borom doom yi la. fii lay jógee ba secteur bi ñëw ba Guédiawaye. bien sûr. barki Demba Ndiaye mu moo ma ànd ak benn copain yor moto te leer na ma leer yàlla ni moto moomu ko. xale yi ngeen dugg ñooñu dugal. dëgg la de Mass wuyu papa. papa pour teg loolu tamit non bul wax loolu ndax xale jigéen ñi léegi la plupart man sama gel boobu yara kii woo ma ko si noonu éduqué woo ma ko si noonu quoi ay sol yu kenn yu gàtt man sama gel bu déwoon ba ñëw sama gaal di ma seet su ma gisee mu sol lu gàtt dama koy dàq. d'accord léegi buy ñëw sa gàlle du sol lu gàtt donc buy dox si mbedd day sol lu gàtt. buy dox si mbedd bi su ma ko gisee mu sol lu gàtt dama koy wañ ne ko dellu sa gaal nga sol. soo leen waree ànd dem fenn. barki ñoom yéen di ak li mu sol gis nga peew soppet la. barki ñoom yéen di loolu yi pasta la rek pasta boobu nag borom si bese nii nii pasta def sa chemise def sama chemise def t-shirt jamono yi laata jamono ji xamante nañ ay jeunes lañu xamante ne ay jeunes la pasta la yow comment jaama ne sa koñ ba moo dàq danga ca koñ ba dàq sol su fekk barki ñoom yéen bi mooy nare nëbb dara yàlla saxum genn boo ku sol su fekk doo ko doxaan boo ne ku sol tay baas nga fam gisoo ay cëram donc xemme ba di ko joxe te ba ne kon doxaan tey mu sol tay baas bu subaa boo gisee boobu su fekk nga folli kanam jamono ngeen toll foofu nangul loolu jigéen ñi mel yéen a non du ma ko nangu moom moo du ma ko nangu loolu moom du ma ko nangu waaw dégg naa sama waay lu wax ne lu jigéen ñi mel ñun góor ñi la waaw mais tamit idée li mu wax nii moom xalaatam rek la wax man moom toujours je reviens sur sama point de vue fautif bi toujours jigéen ñi laa koy jox moom fautif bi toujours jigéen ñi laa koy jox parce que ñoom tamit des fois tamit di nga gis koo xam ne benn góor la moom tamit toog benn place am deful dara mais da ngay gis yenn jigéen yoo xam ne ñooy jóge fee ñëw influence la bëgg la dundaloo loo xam ne yow dundaloo la soo xam ne yow mosoo ko dégg non du question waaw du question faiblesse de jigéen si boppam nan laa ko mën a waxee de am nañu loo xam ne par exemple du genre mën nañ ñëw influencer la yow ba nga topp leen séeréer ma mais yow ku góor ki yow yaay yow ku góor ki yow yaay lutte bañ a jaay sa bopp ba nga mais léegi gis naa si kenn koo xamante nii du ma wax turam mais kooku blowman la day gaar benn oto bu nice léegi xale jigéen ñi fan ko dem dugg si mais loolu lu waral loolu affaire de blowman la léegi kon ku góor kooku moom moo bëgg a yàq xale jigéen moo bëgg a yàq xale jigéen ndax jamono ji léegi jamono ji léegi donc cela veut dire que jamono ji léegi ku si génne oto bu rafet ku si génne non kii dund rek de bu xale bi ñëwee sol tay baas bu leen lebee di ko léegi mu lebal ma ñaar téeméer ñu la koy jox non duñu genre boobu sax man duma genre boobu waaw yow léegi yéen
yéen xale yu góor yi lan moo tax ngeen am benn habitude boo xam ne yow est-ce que di nga ànd ak sa copine yenn milieu yi nga bokk muy sol tenue traditionnelle doo ko nangu de danga ko naan carrément solol jean body ou bien nga sol benn mini jupe bu gàtt wala crop top comme ni ko papa waxee xam nga ni boo dem si waaye sa gel du sol tay baas ak sa du ko yóbbu kenn du ko yóbbu daayira moo doo ko yóbbu waa léegi xanaa nag di ngeen mën a bàyyi ñu wax association ba di ko yóbbu si piscine tegoo ko fenn tegoo ko fenn waa léegi yéen ñaar yow mën nga def kii yow mën nga def nii solu carrément yow fekk na yow li ngay def si suuf yow dañ koo xam waaw d'accord itam bu ñëw ci waaw yow léegi bu jaay si gàtt man dégg naa li nga wax léegi par exemple man d'accord naa instant bi mode day avancé mode lépp day avancé te nous sommes au 21e siècle tey soo xooloon suñu maam yi ñu doon solo wala soo référé wu seen temps tey du ñu génnee seen benn jean wala seen benn chemise ne tey par exemple benn pamaas mi mu sol ko te du ko sol comprendre nga mode dina avancé dina dox mais du avancé yow ba nga dem yow ba noyé aussi di nga mën tey par exemple li nga wax idée bi nga wax mën naa ànd sama copine mais suñu àndee pour dem par exemple moom du sol du ma ko ne mu sol tenue traditionnelle mën naa ko sol loo xam ne dina rafet dina nekk ci mode mais pas lu sexy moo ko nangu de soirée la day waaw wuy ko déggoo ne neena du ko kii du ko solal leneen loo xam ne dina ko solal loo xam ne daal maanaam dina ànd ak mode bi mais dina ànd ak mais pas lu sexy ñoom ñoo koy conseillé naan ko li nga sol da laa jàpp li nga sol bu bàyyi yow yaa ngi mel ni yaa naa wala mel ni kii boo ko bëggoon non mais pas man kii boo ko bëggoon sol loo bas bu doon dem kii boo ko bëggoon sol loo bas te ko sol bu doon dem soirée bu doon dem soirée ko solal benn noonu ngeen mel yéen xoolal mi teg naa xale coppet bii nga def nii mais coppet bii nga def nii lii mode la rek mode la ci kaw passant boobu nag ngeen passant xale yu jigéen ñi ñëpp ñu sol loo ba parce que ñoom ñooy xale bu ci sol ba do li nga sol rafet na fi da nga loolu wala mu sol su fekk do li nga sol rafet na tey ku la bëgg ñëwal ay vax bi la ko solloo sa copain bi la gis naan la fi yow ngaaxa nga yow kaw nga te boo demee kaw xamal la man suuf la coow jibul yéen da nga lu xale jigéen moo leen daaneel lu gën a dugg yéen ci yéen suuf ak certains góor ñi dégg nga certains góor bitig la ñuy yor bitig yaay yónni leen xanaa déggoo ma yaay yónni applo leen ñaar téeméer nit ñi junni lañ ko jox na ko jël weccet di nga gis loo xamante ni xam ni ko yor defar sa yaay fatt na ma nangam sangam ndax lam solo tax gis ñu ay cërë ba leen daal da ngeen xemmeem gole yi leen di fay bis leen ngeen di mboxo ju di nga gis koo xamante ni ku mel sa genre yow nii yow yaa ngi sol ni ba sa def sa jësneer su ma bëggee sama jësneer da fekk na ni yow nekk na yow yaa dàq waaw barki ñoom yaa dàq bi moom ay sol dafa nice lu sol ni dafa naaj nii te leer na ma ne am na ku koy xaar am na ku koy xaar am na ñu may baax ñaari sol yi da ngeen coppet nii de wala mais ñaari jeunes yi li mode la li pasta la li loo xamante ni lii la déchiré la li di coppet relevé ay tànk li di coppet te léegi nag yéen jigéen ñi dañ ngeen yema mais xale yu góor yi dañoo jël benn habitude boo xam ni commencé nañ ko imiter si jigéen ñi léegi dañuy jël brosse à dents au lieu que ñu koy brosse seen bañ yi rek non non seen tuñ yi dañ koy brossé pour mën di mélastique bi ñu jàkkoole xale jigéen ñi loolu sori na ak góor ñi ngay def pour mën a rosal seen tuñ yi si góor ak góor ñi ngay def mais man du ma nekk góor yàlla naan maa ngi jël ay brosse pour defar sama tuñ daal sax si yow daal ko xam nga make up xaw ma xoolal samay bos xool bosam xool samay bos lii make up la lii yàlla ma ko may lii suñu borom ma ko may lii jël la lii mooy yéen xool sa bos xool sa bos ak sa bos mooy yow mais dafa seqali li damay différence yow barki ñu man du ma make up man loolu la may make up te li ngeen def ko nga tax te bu damay make ok wax que man damay ñëw ak yow si benn question moom mooy yéen xale yu góor yi dañoo seetlu yi nangootoo leen génne ak jigéen boo xam ni du nangu def ak yéen rapport sexuel ah loolu moom grave loolu moom doy na waar en tout cas lan laa la mën a wax daal toujours comme man lu ma la wax rek man je suis toujours contre parce que boo waxee am na góor ñoo xam duñu nangu génn jigéen yoo xam duñu def rapport sexuel foofu yaa ngi ci au contraire nga nekk di wax parce que am na jigéen yoo xam ne si boppam ñoom ñooy chercher ay góor yoo xam tey ma jox la exemple soo jëlee seen répertoire mooy jigéen yi mbaraan dañuy am seen 5 comment dire seen 5 wala seen 6 far teg ko ci coin mais dinañ si tànn kenn koo xam ne moom la ñuy mooy seen préféré moom la ñuy bëgg. kooku la ñuy def rapport waaw kooku la ñuy def rapport léegi nag tey jii boo ñëwee benn waaj yoo xam ne day gaare 4x4 am ñëw wax jàppee la comme par exemple koo xam ne tey soxna la bëgg la lay giseewu la sax gel tey kooku moom la yërëm. kon am na yu bëri yoo xam ne du nekk ci xelam tey kooku bu koy seet si di ko fréquenté bu yàggee danaan ah kii sax du góor
léegi chaque 2 jours 3 jours nga gis ay xale yu jigéen toog di waxtaan naan man de sama copain bi mooy loolu. sama copain bi daal est-ce que sax moom la. yow de pare ko takk. léegi am na yow Mass dégg nga kii li mu wax. gone ko léegi yàlla loolu nga wax da koo tollee génn ak jigéen yoo xam ne xam nga jigéen moom yéen ñu war a kii teg si yoon. mais yéen dootoo leen choisir jigéen boo xam ne rek il faut mën def ak yéen rapport sexuel pour ngeen mën a nekk ak moom lu tax loolu. mais loolu ñoom am na jigéen ñoo xamante ñoo ko bëgg. si nan si nan loo xamante ni am na ci exemple am na sama waay joo xamante ni Chandis boo day liggéey mais Chandis lay jox xale bu jigéen bi mu nangu xoolal la léegi jigéen ñoo yàq seen bopp ndax bu ñu amatul buñ leen joxul ñu dem wuti ko yéen leen ciy poussé. ok léegi Chandis boobu muy jox xale bu jigéen bi loolu cela veut dire que ni moom il faut mu jox ko Chandis mu mën koo am pour mën koo am xale bu góor baaxul joxal ko baax waaw barki ñoom yonent bi ñii lu gone yi dugg li ma la waxoon sànq lu gone yi dugg suba ba jant so ñoo ci dugg ñoo ñoo ci dugg xam nga wala tey ji xale bu jigéen da leen seet si tey ñii da leen wóor da leen wóor ñii pare guñu ko takk ñii pare guñu ko takk tey jii amaana sax néeg ba ñuy tëdd dañ koo bokk pare guñu ko takk gone guñu fooy rek la ñuy wër kii bu amoon copine yóbbu ko kër kii te yaa xam ne lu papa ji génn wala yaa ji génn wala xew yaa xam ne ko fii samedi moom tey fii la billaahi wala gone gu leen ci seet si tey laa wax de defaw ñoom lenn bu subaa ñu seet sa morom wala soit ñu jàppee la ngaa xam nga ak bàyyi nga xam Mass noppi na de ah noppi ma dara waaye léegi su dee léegi am na yow jigéen yooyu ñooñu nga xam ne tey bu ñu leen ñëwee nga ne ñu nekk ak ñoom tey suba ñu nekk léegi yow dama bëgg laaj foofu jigéen yooyu ana seen ful la. non man yow laa koy laaj. non jigéen yooyu laa laaj ana ñoom seen ful la. parce que seen ful la yéen a tax dignité par exemple dignité bi amoon non dignité bu amoon nit tey benn nit bu dee góor nga ñëw indi benn intention boo xam ne c'est pas bon exemple. nga ñëw pour proposer ko la jeune fille su dee moom c'est quelqu'un qui est digne parce que kii moo ngi wax léegi ne dafa am benn copain boo xam ne xaytam la day proposer copinam sandwich pour def ak moom rapport sexuel léegi kooku moom bu dee dafa diñ war na mën a bañ a def rapport ndax lekk. day dem ba amatu sandwich sax da koy waaw pour def ak moom rapport xale bu góor non xale bu góor bi fautif la xale bu góor bi lañ def dañoo feebar xale jigéen ñi ñoo bëgg loolu lay jóg ci ñoom bu doon kooku noonu sama copain sax dama koo xam nii ndax dama benn copain lay àndal ok bu nekk sa copain kooku dama koo xam noonu nii mais Chandis mais xale jigéen ñi ñoo ko bëgg nee na sama copain léegi dama koo xam léegi man dama seetlu si yéen benn affaire ah dama seetlu si yéen copain laa ko mën a jàppale Mass seetlu naa si yéen benn affaire ah seen saag yi xam nga ñun dañ naan jigéen du nangu laa saagam mais yéen seen saag côté ji fekk si capote non ko ci dëgg bi préventif dafay fekk ak ñi jàngoon ak ñi jàngi ak am yenn élèves si yenn élèves yi non pas élèves ouvriers yi léegi dañuy yor saag léegi dañ koo dépassé ouvrier yi dañuy yor saagaadoo mais man du ma yor saagaadoo di dox di dem loolu daa baaxul sax yor saagaadoo dañuy dëkkal foo dëkkul mën nga yor saagaadoo sol laa fa solu dëkkal la foo dëkkul est-ce que yaa comprendre loolu noonu waaw waaw benn côté waaw mais sax benn côté sax bu dee sax yow góor nga ngay dox sax yow comme que par exemple yow yaa ngi dem di def tu es prêt pour faire des rapports sexuels dem nga ba acte ne yow tu es prêt pour faire des rapports sexuels comme que yow yaa ngi fagaru rek di aar sa bopp kon baax na parce que pharmacie dañ koy jooy ba nekk ba léegi foo tourné publicité baa ngi daw jaratul tesant ñi ngi daw kii publicité jàmm del may buzz loolu doxatul tàpp ko nañ laax bu njëkk ba wala soit kii nangam barki ñoom yéen bi léegi ñoom ñooy proposé xale yi jigéen ñi moo ñuy def loolu noonu gone yi nga xam boo ko piqûroo fii xaw ma fii xaw ma naan ay comprimé yi doo biir barki ñi nga xamee nii voilà kii nii nga xamee daa mel nga léegi faaw nga jël maay bi doo ko sinap ñoom ñii yow ma laaj la dara yow noo xamee ay da ngay piqûre plan yi yow noo ko xamee li la xanaa dégg ko nee la publicité bi mi ngi daw publicité mi ngi daw moom publicité mi ngi daw moom mii sax moom mii di def da ko leer na moi je suis journaliste man damay génn xam li ci dëkk bi moo di leen bëj damay dugg xam li ci dëkk bi damaa dëkk ci gëbla gi mooy banlieue Guédiawaye fa la lépp bu lee ñaay barki jëm yénte bi saa boo génnee sa classe gée ñoom mooy njëkk a yóbbu xale bu jigéen fayal ko nag te di ak a yomb nag mat 2000 francs di nga téeméer ngay dagg jënd xaw ma la 1300 dañ koy découvrir parce que dañ koy xam loolu découvrir doo ko xam yéen la koy proposé gone yi ba pare bu ne ko lu leen sàmm ba pare xoolal fi ma fay 3 mois avancé bu jeexee nag borom kër gi topp leen ngeen daw jigéen ñoo xamante chers internautes dañ leen di fàttaliwaat yéen a ngi seen émission à qui la faute ñu dellu si waat wërsëg
léegi dañoo dem ba seetlu ne xale yu jigéen léegi soxlootuñu góor dañ koo allergie bu ñu ko gisee sax seen xel day tey léegi ñoom elles préfèrent ñoom ñun sëy seen biir def rapport sexuel entre elles maanaam lesbiennes yi guy yi léegi yow loolu moo si sa xalaat. waaw loolu moom soo xoolee le début émission bi on a parlé le comportement des jeunes filles loolu yëpp mën naa wax ci comportement bi la comportement bi ñu wax après ñu wàcc seen comment dirais-je seen mentalité ñëw ci affaire réseaux sociaux yi yooyu yëpp wax naa ci léegi toujours loolu noonu benn cause que c'est la parce que ñoom bu ñu demee li may waxati bon commencé dul foofu xam nga man nekkul dama leen di ñëw rek pour tey pour clash jigéen ñi parce que suñu yaay ay jigéen lañu du genre comprendre nga mais dafa am lu nekk ci ñoom par exemple ñoom seen biir xam nga ne bon weesul nga gis sa moroomu jigéen nga ñëw di sëy ak moom loolu yëpp am na yenn ñoo xam ne bëgg dañ kumpa la bëgg découvrir loo xam ne par exemple tey toog nañu seen sinap wala toog nañu seen ay vidéo pornographique dugg fa gis loo xam ne waruñu ko woon gis ñu ne pourquoi pas mun ñu dem essayer ko alors que loolu du suñu réalité moo tax sànq ma doon wax ci affaire occidentaux yi ñëwaat suñuy ñun dañoo am suñuy valeur am suñu ay kii ñoom occidentaux yi tamit dañoo am seen valeur ñun ak ñoom bokkuñu par exemple loolu rek la da ngay ñëw dugg ci benn léegi tey bu yàgg ba da nga doon ñëw téléphone di nga dem ba am 18 ans wala nga am 20 ans pour nga accéder sax ci téléphone mooy loolu léegi da ngay am benn âge 10 ans mën nga lire sa papa wala sa yaay dina na téléphone yow kese sa chambre bu yàgg ba da nga doon tëdd yow sa ay tata wala yow ak say bàjjan ñu lay yar naan la nii ngay toogee nii ngay waxee léegi da ngay am 10 ans wala 12 ans tu dors seul dans ta chambre sa papa 20h 21h nee na la bonne nuit nga tëj sa chambre xamul lu ngay def nga dugg sa Google ngay tàppe à l'école nga dem say ay jeunes filles di waxtaan nga leen j'ai découvert quelque chose ñu ne la c'est quoi nga wan leen ñu xool pourquoi pas ne pas essayer affaire bi commencé nekk jeu. yéen a koy njëkk ngeen di jeu yéen a koy njëkk a seen téléphone ba mu dem bu chronique seen yaram ba yow léegi yow doo amati li def imitation la rek loolu yëpp imitation la loolu yëpp imitation la. des réseaux sociaux joxoon na micro bi ñoo koy def jël seen téléphone Massé la ma si xalaat si loolu. loolu noonu sama xalaat xam na lan la ñoo xamante am na jigéen ñoo xamante ni bu ñu bokk di nekk chaque jour comme mën naa wax ni tigresse mën nañu ay tigresse la bu ñuy bokk di nekk chaque jour loolu day dem ba am seen biir loolu yoonu góor ne aussi ci kaw bu ñu ko bëggee ci kaw bi ñu ko bëggee loolu foofu ñëwaguma foofu mais loolu seen biir ñoom dañuy nekk seen biir dañuy nekk seen non loolu war na mën a am cause est-ce que nekkul tamit dañoo am ay trahison yu bëri yu ñu jëlee si xale yu góor yi ba tax ñoom ñu allergie góor ñoom léegi fas yéenee def rapport bi entre ñoom amuñu benn trahison boo xamante ni jëlee nañ ko si góor ñoom ñoo koy bëgg ñoom ñoo koy bëgg comme ça ni nga nekk ay jigéen ñu nekk si centre jigéen kese benn góor newu fa dañuy dem ba dañuy sëyante seen biir loolu mooy indi lesbienne d'accord léegi joxal micro papa parce que ñoom ñooy déglu ba may jàmm tey moo li ngeen wax gone jigéen ñi moo ci yàlla billah ñii lu gone jigéen ñi dugg du ma ci taay ñoom la ñoo jël seeni téléphone def ci ji kenn xamul yi tubaab bi di fooyee porno toog ak seeni gel ngir bëgg a foo moom di ko wan kooku la muy gis bu demee ba nga trahir ko bu ko gisul góor gu ko defal barki ñoom ñooy di bu ko jigéenam jegee moo ñu necca mais papa léegi am na xale jigéen yu ñu xewale moom mooy sexual toys moom mooy jeu sexualité yi ñuy utiliser léegi di ko def seen kanam ngeen jégal ma si kanam waaw loolu jégalu mi la gone yi jigéen ñi luñ dugg soo ba jëm si léegi nag jikkoog borom pax am na jigéen amul ko benn intérêt muy foog moom jigéen du góor ne fa aywa ante boo xamul góor non dama alerte góor boo xamul góor rek ceeb góor lañ ñu ne dégg kon góor ñooy bon donc ba jigéen ñi soxlaatuñu góor ñoom ñooy trahir ñoom ñooy trahir xale jigéen ñi mais yow ma laaj la xale jigéen di gis ba di ko def seeni téléphone lay njëkkee moom mi xam moom xamante nañu léegi jox ko mu laaj jox ko sama secteur jox ko mu laaj la kii di ma yow ma laaj la yow nooy défendre xale jigéen ñi nii du kaaru ñàkk leen défendre dama si yow da ngay défendre xale jigéen ñi ko ci dugal non xale bi jigéen lu tax nga ne yow les góor ñi ni nga yow ngay jox toor góor ñi lay dog ci góor bu doon dog ci jigéen mu ñu mën koo comparé non jigéen bu dee ak yow non ko jigéen bu dee ak yow dégg nga boo soloon 32 ji fémti yëpp ay raay lu tax nga wax ko billaahi mais te ko ne mën naa ko fii ba déwén te doo ko xam xool na foo koy xamee loolu mën na maîtriser boppam góor mënu ko maîtriser góor mën na maîtriser boppam jigéen àgg góor mën na maîtriser boppam góor laa la wax bu bëggalee def lii du ko def mais góor loxoom day doxantu de seeni bët góor loxoom de góor non nanguma loolu góor loxoom day doxantu góor loxoom day doxantu loolu mooy lan bu njëkk ba góor daan sol takk tuwee ba ca kaw takk ba mu dëgër jiit am ñaari jiit day jiitlu ci biir ba pare boole ko kilot mais léegi góor goo gis
benn lay teg day jiw loolu bàyyi bu baax bi sëb takk kii bi nga xam ne seen xëy yow bu ñuy moo li ngay défendre rek jigéen ñi daal métti na ma trop quoi. kii daal moom xam naa ne moom dafa mel ne gars yi daa am na benn relation moom am ak jigéen ñi. jigéen ñi waxoo ko ba léegi maas kii waxoo ko d'accord am na relation wax kii léegi wax rek yow yan solution ngeen mën a proposer pour thème bi. solution pour affaire lesbienne bi wala ay affaire. par rapport à tout habillement bi comportement des jeunes filles lesbiennes bi yëpp tout. waaw man moom lu ma leen di conseil mooy toujours nañuy waxtaan ak seen ay parents parce que éducation bu amoon autrefois mooy toujours da nga doon gis suñu maam dañu doon toog dans l'arbre à palabre du ñu raconter ay contes di waxtaan ak ñun même loolu yëpp bu disparaître mën nañu toog di waxtaan ak suñu parents parce que xale yu jigéen dañoo war a doon ay confidente seen maman dañoo war a nekk seen xaritu yaay parce que tey jii war nga tey génn ci mbedd bi sax am benn copain wala am benn nit bu la piis waxtaan ak yow parce que mënul ñàkk ci ñoom parce que di nga dem ba benn âge da ngay mature di nga mënoo sëy te doo am kii comment dire ni ñu koy waxee doo am ngoro di nga ngoro quelques mois wala 1 an wala 2 ans mu doog la takk kon tey loolu war nga sax boo ñëwee war ko mën nettali sa yaay mais boo amul bu ngeen dul waxtaan ak soo dul waxtaan ak say parents mooy waral conséquences yi yëpp ñu gis fi tey ci kii bi waaw maa ngi nuyu ñëpp kontaan naa trop ci émission bi kontaan naa ci yow suñu xarit bi nga xam ne moo fi nekk jigéen ñi tey kontaan naa tamit sama kii bi nga xam ne ay voisins lañu waaw merci encore. ok merci beaucoup Wërsëg ñu ngi lay remercier bu baax a baax Mass wala papa na keneen joxe solution. comme que li Wërsëg wax rek. gars yi xale jigéen ñi nañu am confidence seen yaay yi ñu leen di xelal tamit loolu da ciy baax quoi ndax xale jigéen ñi daal seen yaay daal moo war a nekk seen confidence quoi comme que ñoom ñoo fi nekk ñu xelal leen adduna bi daal dafa tëre dikkaat doo xam loolu waaw. tey góor tamit ngeen bàyyi ci xale yi jigéen ñi papa jëlal ko bi nga joxe sa mot de la fin nga joxe wàllu solution aussi. waaw solution bi ñu joxe moom mooy lenn rek ndax yaakaar naa parent bi bu yoree doom bi bu dee 100% 80% ci xale góor lay ndax xale bu jigéen bi boo ko yoree ba muy nekk xale période bi muy xamee day fekk moom mu am far te période bi muy am far nag faram bi moo ko mën a jindi si yu bari mais léegi gone góor ñoo talatul loolu bal bi lañ ko jàll jàppee daal jéggi dal maanaam jéggi jàll ñun daal fii rek kii ñu tëbboo ci tenn rek bañ mboro bi ci jéem a kii rek bañu am leen neex bu ci ëpp nag ci ñoom la ndax ñu buñu doon conseil xale jigéen amaana lii yëpp du am ginnaaw loolu nag xanaa di rafetlu émission bi di ko tàggat aussi tamit ci teewaay bi ma ko teewee di rafetlu say caméraman waaw di bëggee tamit sama gars yi di leen jégalu ci waaye aussi tamit di leen wax tamit aussi tamit neneen lépp lu ñu fi wax lu ñu ñagas rek ñu xamante aussi tamit ok merci beaucoup papa tey nag li lañ leen indiloon à qui la faute ñu ngi leen di nuyu di leen wax à la prochaine fois incha allah sur la RDI